mbokk yi asalaamaaleykum sant leen gërëm leen ci ànd beeg télévision Futurs Médias benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci ponk yi gën a fës tey mooy cérémonie bi ñuy jagleel xale yi gën a xarañ ci Sénégal muy concours général njiitu réew mi moom di rafetlu bu baax a baax série scientifique yi ak niñ ci amee doole muy xamle yi tam ni dina am yeneen ñaari lycée d'excellence yu ñu nar a ubbi ca Sédhiou ak Kaffrine ginnaaw Diourbel meilleur élève bu Sénégal Fatou Niang la nekk première S2 ca Mariama Ba ki ñu bàyyeelee édition ren bi professeur Souleymane Mboup bu IRESSEF xibaar bi tàmbali naa siiw ay étudiants nekk ca Institut africain de management de IAM ñu yabaloon leen ca Toulouse ngir ab séjour d'études ñoom ñoo réer mër foofu ca réew bu France ñaar fukk ñoo demoon juróom-ñaar yi képp ñoom ñoo ñibbisi ci wàllum politique Yewwi Wallu ne dañuy bank seeni yoxo ci élection HCCT Aliou Sow di tuuma ñooñu ne waxuñu lépp moom mi président première commission ak comité scientifique bu HCCT nee na ñi bokk ci intercoalition dañoo xam ne bu ñu demoon ci élection yooyu dañ koy ñàkk muy naqarlu yi tamit kàddu yu mu Ndiaye Cissé mi jàpp ni institution boobu amalul réew mi benn njëriñ xibaaru tàggat yaram tënk la nes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen ziyaare ba noppi xibaar yi dañ koy dooree ak concours général muy ndaje mi ñi sargal élèves yi gën a xarañ fii ci réew bu Sénégal président de la République moom moo teewee xew-xew boobule kii di professeur Souleymane Mboup bu IRESSEF moom lañ tànn ren ngir mu nekk parrain bi daanaka juróom-ñeent fukk ak juróom ci ay élèves lañu sargal président Macky Sall wax na ci ndaje boobu coppite yi ñu nar a amal ci njàng meeg njàngale bi ngir mu gën a am solo muy rafetlu bu baax a baax série scientifique yeeg ni ñu amee doole ci concours général bi nee na fële ca Sédhiou ak Kaffrine dinañ fa ubbi ay lycée d'excellence ginnaaw Diourbel ba tey itam ci ay kàddu yu mu yëkkati bokk na ci di naqarlu bu baax a baax yenn ci ay élèves ñaare dañuy songu seen i jàngalekat wala bu école tëjee ñuy saax-saaxee seen i jumtukaay jàpp leen ni ren jile Fatou Niang nekk élève première S2 ca Mariama Ba moom mooy meilleur élève du Sénégal du ñàkk dinañ yaatal loolee lépp ci sunu yeneen jotaayu xibaar ak kañu teewal ca cérémonie bi ci jàng bi la ñuy des ba léegi ak lii xew ci Institut africain de management di IAM lu toll fukk ak ñett ci seeni élèves yi ñu yebaloon fële ca Toulouse ca France ngir ab voyage d'études maanaam ñuy dem xool lañ fay def ci diir bu gàtt ñoom ñoo rëcc dañoo daw gisatuñ leen ñaar fukki élèves ñoom ñoo demoon juróom-ñaari képp ñoom ñoo ñibbisiwaat loolu boo moyul dina yàq bu baax a baax crédibilité école bi ndax ñoom sax dem nañ ca Interpol ngir ñu jàppale leen ñu gis fukki étudiant ak ñett yooyu ñu ànd ci ak Corombaar Ndiaye ci ay leeral. fukki étudiant ak ñett bokk ca Institut africain de management di IAM ñoom ñile ñoo daal di daw xibaar gi nag école bi ñoo ko joxe ci seen page Facebook. ndaw yi nga xamante ni ay visa wu fukki fan ak ñaar la ñu amoon ngir mën a dem ca tugal amal fa ab voyage d'études ñoom ñi lee ci mujjantal gi dañoo daal di daw juróom-ñaar rek ci ñaar fukk yi nga xamante ne ñoom la ñu yóbbu woon ñoo ñibbisi ñoom étudiants yi doon def licence ci jamono bi ñibbisi jotee ak kenn gisu leen lu ni mel nag doon lu metti lool ci école bi nga xamante ni amoon na sax ab convention de partenariat ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ambassade France bu ñu sukkandikoo ci koo xamante ni jege na lool école bi lee ñoom nag daal di nañu dugal Interpol ci mbir mi ngir rek mu daal di fexe xool naka la ñuy def ba gisaat yooyu leen ndaw ñu fàttali ni IAM du guleet muy organiser ay voyage d'études yu ni mel seen ay étudiants yu bëri dem nañu nemmeeku ay site ak ay infrastructure yu bëri ci ay dëkk yu wutee ci àdduna lii sax ñu jaarale ko ci seen programme bile. du ñàkk kon ñu jot kilifa yi ngànk école boobule ngir ñu wax ci mbir moomu ci yeneen xibaar lay doon ci wàllum politique Aliou Sow moom mi ngi naqarlu bu baax a baax yenn ci kujje gi ak li ñu ne dañuy bank seeni yoxo ci palum conseiller fële ci HCCT mu ne ñoom li ñuy wax teguñu ko fenn Aliou Sow moom mooy premier président commission ak comité scientifique ci Haut Conseil des collectivités territoriales nee na ñi jàpp ni waruñoo bokk ci élection boobu dañoo xam ne buñ ca demoon
dañuy ñàkk ndax seeni conseiller dañ caa néew loolu. Leneen itam lu muy mettitlu mooy kàddu yi Moundiaye Cissé bu ONG 3D yëkkati ci ne institution boobule daanaka amul njëriñ moom nee na loolu lu ko jaaxal la. Aliou Sow moo nekkoon ganu Infos Matin ñu déglu ko ak Chérif Dia. nga wax ñuy xarab di xaxar au conseil ci lañ bokk ñoom la fa am bu bonee bu baaxee ñoom dañ ci am cër ndaxte bañ ko sampeek tey bañu njëkkee def wote yi kenn teewul seen loxo yeew ko ne da ngeen dugg par force ñoo jël seen liste nekk yi candidat gagné ay siège bokk ci au conseil ba juróomi at bokk ci commission yi bokk ci lépp mosuñoo teg seen ndombo tànk mosuñoo gedd mosoo dégg kenn ci ñoom jël kàddu ci rajo wala télé yi wala presse bi ñëw xaxar wala ñaawlu li fa am. beneen ba mooy wote yi di am nii ñu war a tànn juróom-ñett fukk au conseiller buñ fàtte de ñi koy tànn mooy ñiñ fal ci gox goxaan ñoo koy tànn ñoom xam nañ ne ginnaaw Ndakaaru Ziguinchor ak Bignona ban département lañ mën a gagné xam nañ li ñuy wax même fi ñu gagné ci député yi nii bu ñu lënkalee bu ñu dajalee gox goxaan yi yëpp ña fa nekk ci conseil municipal départementaux nguur gi moo leen ëppale donc dañuy dem dugg roofoo am jël xëy na loolu la ñuy nëbb soo ma xarit Moundiaye ma nawloo ko lool fonk ko loolu bi ma njëkkee dégg muy wax ci au conseil man maa xalaat sax ne session ba ñu doon def nañ ko invité ak moom kuréelam ñu ñëw déglu leen seen xalaat seen saytu ak li ñu jàpp ne mooy li war a ñoŋal lañu leen doon xalaatee mu rafetlu ko ba am sax yéene xaatim ak ñun ab lënkaloo boo xam ne ni ci liñ bokk ci wàllu gox goxaan yi ñu liggéeyandoo ci wecco ci xalaat bokk ci wu yoon bu yeewaat nag tey wax la mu wax en tout cas li ma mën a jàpp mooy dégg seen télé tegoon na ko rajo yi tegoon nañ ko ñëpp déggoon nañ ko en tout cas loolu moom méngoowul ak la ma waxoon ci biir kër ga li mu wax ci biti. élection au conseil collectivité territoriale yooyu xam ngeen ni septembre lay doon laataa ñu cay egg ñoom tamit dañuy jéggi étape bu parrainage niñ ko defee ci yeneen vote ba tax ñu laaj ñu samp ay laaj ñaata conseillers ñoo nar a parrainer candidat yi waaye itam ñan ñoo nar a nekk candidat. Marcel Farba Maroun dem na ba ci direction générale des élections gëstu fa ngir indil ñu ci ay tontu reportage. laata noo jëm ci élection des hauts conseillers des collectivités territoriales candidats yi dañoo war a romb étape u parrainage comme ni ko yeneen élection nationale yi di laajee. boo bëggee présenté wu nga doon parti wala nga doon coalition wala nga doon indépendant yoon dafa ne da nga war a joxe ci téeméer boo jël juróomi nit ñoo xam ne dañ lay gunge loolu lu ñuy tuddee parrainage. donc bu ko defee dafa am benn décret boo xam ne ci région bu ne dafa ne nombre de parrainage bi wala nombre de personnes conseillers yi la war a gunge nii la toll. boo demee département Dakar da lay wax ne juróom benn fukki la ak juróom nga dem ci département par exemple boo demee ci yeneen département yi dafa am nuñ ko séddalee ba ku nekk xam na ne département bi ngay dem lii moo la war a gunge ci ay nit pour nga mën a déposer sa candidature parce que loolu bu amul également sa candidature donc du mën a valable. scrutin bi nar a am ñeenti fan ci weeru septembre bi ñu dëgmal te nar a tabu lu toll ci téeméer ak juróom fukk au conseil des collectivités territoriales moom am na ay différence ak li nga xamante ne moom mooy élection législative wala présidentielle. boo jëlee téeméer ak juróom fukk yi juróom benn fukk yi dañ leen di tabb ci département yi maanaam ci ñeent fukk ak juróom benn département yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal département bu ne dafay am élection te boo jëlee juróom-ñaar fukk yi nag boobu président de la république moo leen di tabb ci décret donc bu fekkee loolu la élection bi jour bi bu ñëwee département bu ne da ngay organiser scrutin moo tax mu doon scrutin majoritaire à un tour au niveau département maanaam raw gàddu la c'est-à-dire boo demee ci benn département képp koo xam ne ci coalition wala parti wala indépendant yaa ëppale da ngay jël au conseiller fa nekk yëpp maintenant au conseiller nag ci département bu nekk dafa am nu ñu leen di tànne c'est-à-dire département bu ne dafa am benn décret boo xam ne day wax ne au conseiller yi ñii lañ war a toll donc benn la war a doon ba ñett waaye mënul weesu ñett mënul yees benn pour nga mën a nekk ci liste yi il faut nga nekk conseiller municipal wala nga nekk conseiller départemental te également pour nga mën a wote il faut nga nekk conseiller municipal wala nga nekk conseiller ci benn département. ñuy fàttali ne dépôt dossier candidature yi tàmbali na depuis juróom-ñeenti fan ci weeru août nar a jeex fukki fan ak ñeent ci weeru août bi ñu dëgmal leneen li ñu war a jàpp mooy élection au conseil des collectivités territoriales moom laajul caution. jërëjëf Marcel Farba Maroun lenn ci lu askan wi lu bëri doon ñaxtu muy yenn ci oto mbalit yi bu ñuy dugg ci koñ yi di mbib bu rëy sax di leen sonal di leen yee ñaare UCG jël na ci ay dogal ndax nee nañ dañuy soppi doxalin léegi bu ñuy dugg ci koñ yi musique la ñu mën a teg nit ñi dégg ko génne seeni mbalit Sacré-Cœur la ñu dooree lu ni mel nee nañ dinañ dem ci yeneen diwaan ngir def loolu les reportages Fatima Touré Pape Sangone Mbaye
sori ci Sacré-Cœur 1 ñu mën a dégg ni musique bi mu ngi jolli ay minutes rek lañ ci fekk ñu seen ñi nga xam ne nag ñoo di camion UCG ñu daal di dugg nag ngir daal di ramasser lépp loo xam ne la mbalit la ci biir localité boobee fi mu toll nag soxlaatul ñuy klaxonné ngir nit yi daal di génn. lii yéex nañ ko def daal yéex nañ ko def parce que oto mbalit bi bu ñëwoon corné wax dëgg yàlla bu day fekk ñii seen amétation ñii feebar wax dëgg yàlla bu sonné boo tiitee mën na yokk sa tension waaye wax dëgg yàlla baax na noppal na ñëpp daal musique bi baax na set bi moom baax na moo tax lu waay di woy rek woyal original Youssou Ndour moom kontaan naa si moom. waaw méthode bi de méthode bu baax la ñu ngi ñaan yàlla nag mu continuer ñu mënoon def benn coup de klaxon rek arrêté si bopp koñ bi eggale musique bi moo ñu doon gënal. peep moom daf ñu sonaloon moom. ay góoru jàmbaaru dëgg ku ci nekk nag di def li nga xam ne rek mooy bay sa waar ñoom ñi de nag jàpp ni mode bu bees bi nga xam ne jël nañ ko moo di bàyyi klaxon yi indi musique bi population bi nga xam ni ñooy yeewoo fi nga xam ni Sacré-Cœur ñoom ñi de nag adopté nañu ko. klaxon bi dafa dama ma déranger ñu bëri y a des pères de famille qui sont là mères yaa ngi fii les enfants qui sont là ñu sont en vacances ñu bëri ñoo xam ne dañoo feebar alors son normal li am bu ci jël nii c'est évident ñu def ko. à la population bi nag franchement parler ñu bëri ñu ngi ci nangu quoi au niveau de waaw franchement 1 et 2 fu ñu romb daal daañu koy nangu quoi. Sacré-Cœur nag la ñu dooree wante ñoom ñi de lu ñu namm mooy dem ci yeneen localité ngir daati wasaare li nga xam ne rek mooy initiative bi nga xam ni UCG jël na ko. su jàllee à Sacré-Cœur benn secteur mën na ko jël comme mën na dem ba ci région yi yëpp quoi. waaw te aussi waa région yi su gisee lii ñoom dañ nangu effectivement Sacré-Cœur li mu def quoi c'est plus beau rafet na trop. Sacré-Cœur moom nekk li nga xam ne nag moo di phase test bi fa lañ ko daal di commencé 1 mois nag lañ fay nekk balaa ñoo dem ci yeneeni gox ngir daal di rek def li nga xam ne nag moo di même mode opératoire UCG rek bëgg gën a jege ñi nga xam ni ñoo di population bi. ba tey ci lu soxal askan wi du toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ci milliards muy koppar gu takku sax ñu ne moom la ñu génne ngir ab programme jàppale nit ñi ci wàllum dund gi Banque africaine de développement ak Sénégal ñoo xaatim lu ni mel waaye xaalis boobu dañ koo lebal état bu Sénégal lañ ca gën a nam mooy fexe ba jàppale mbay mi ngir ñu wàññi bu baax a baax li ñuy jéggaane biti réew lu ci mel ni pepp yi te askan wi di ko soxla bu baax a baax di sa Préra Alioune Diagne. benn convention de financement boo xam ne 79 milliards la donc juróom-ñaar fukki milliards ak juróom-ñeent ak lu teg ñu jagleel ko nag mbéy bi surtout nag ñu jagleel ko campagne agricole bi nga xam ne ci la nekk ak campagne bi nar a ñëw incha allah surtout culture hors saison nga xam ne état bi dafa jël alal ju bari di ko dugal ci jënd semence mais également jënd ay engrais gis ngeen engrais nu mu yokkee prix bi nu mu yokkee ci àdduna bi. gis nañ tam semence itam prix bi yokku na ci àdduna bi gis nañ tam produits céréaliers yi lépp luy maïs surtout lépp li nga xam ne mooy engrais tam dafa yokku ci àdduna bi état bi nag jël ay matukaay yu wóor ak Banque africaine de développement di ñu si jàppale nag pour que ñu mën a yokku li nga xam ne moom lañ doon jagleel secteur agricole lépp li nga xam ne moo jëm ci engrais ak jëm ci semence ndax suñu production tam gën a yokku ndax suñu autosuffisance alimentaire mu gën a gaaw mbir yi gën a bar te loolu nag moo tax ñu signé tey accord bi. ngeen doon déglu kon Amadou Hott di jëwriñ bi ñu dénk wàllum koom-koom plan ak jokko bi ci àdduna wërngal këpp ñu dem fële ba ca bët sàllumu réew mi ña yeewoo ca commune bu Médina Chérif nekk ca Kolda ñoom li ñu bëgg mooy ay yoon yu baax ndax fu ñu jaar yenn saa yi day nekk lu leen jafe bëgg nañu tam ab lycée ak jokko ci wàllum réseau téléphonique bi ñu ne loolu itam daf leen di indil ay gàllankoor yenn saay élection yi ñuy waajal muy HCCT ñu ne itam bëgg nañ faa am koo xam ne daf leen fay taxawal Abdoulaye Diallo. Médina Chérif dafa di benn ci gox yu diwaanu Kolda bi fi gën a enclavé ngir ñàkkum ay yoon yu baax ca biir gox ba ak ñàkkum réseau téléphone seeni jafe-jafe la bu tar yooye askan ñooy sàkku ñu indi leen saafara ca seen yile jafe-jafe. La piste de production Médina Chérif Saré Yoro Djinaël à une longueur de 30 km. Donc, on a un accès vraiment difficile. Le réseau aussi
est un grand problème ici. Médina Chérif am taux bu 86% ci ndam bu Benno Bokk Yaakaar am ci diwaanu Kolda muy taux bi gën a rëy ñoo ngi réclamer it poste bu PCA wala poste bu haut conseiller des collectivités territoriales. On a gagné lu ñu gagné ci victoire on a gagné comment dire 85,37% des voix loolu la ñu presque 86%. ñu ñoo nekk premier ci région Kolda. Actuellement commune Médina Chérif bu incha allah bu élection amaatee dañuy dépassé loolu te le maire Mamadou Thiadiène l'avait déjà dit avec Mimi la présidente. ñuy réclamer poste de haute collectivité territoriale wala poste PCA ñaari poste yooyu moom wax dëgg la nañu ci xalaat mu may ñu tamit piste de production diggante Médina Chérif ak Sarel Djinal 30 kilomètres. rotal nañu ay kaddu yu bare ngir ñu dooleel seeni jarafu gox di Mouhamadou Thiadiène mi bokk ci ñi tax Benno Bokk Yaakaar am ndam bi ni mel ci biir diwaanu Kolda. tey maire Mouhamadou Thiadiène moo ñor population commune Médina Chérif parce que lu fi amoon léegi amatu fii ngay gis ay moyens ñu àndi maire ne wone xaalis bi ñu ne ko nii ak nii la ñuy defee moom mu ànd ak ñëpp. soxla nañu it benn lycée ca seeni bile gox. ñu dem ca Mali xibaaru biti réew wax foofule ca lu tiis la fa xew gouvernement de transition bi jël dogal décrété fa lu toll ci ñetti fan ci deuil national ginnaaw ba mu naqarloo bu baax a baax 42 ci ay soldats yu faatu dimanche bi la weesu ci benn cong bu ay jihadiste def ci nord est su réew ma lu soriwul dara frontière bi dox diggante Mali ak Burkina Faso ak Niger. ci loolu armée bi moom mi ngi dolli ni am na lu toll ci fanweer ak juróom-ñaar ci ay terroristes yu ñu teg loxo. bilan bu njëkk bi ñu ngi doon xamal ni fukki soldaar ak juróom-ñaar ñoo ci ñàkkoon seen bakken ak ñeenti civil waaye yëf yi gën naa yokku ñu ne nag journée deuil national 3 jours de deuil national yooyu dañ koy def ngir fàttaliku bu baax a baax victime yooyu muy civil wala militaire ci cong boobu am ca Tessit ci benn communiqué bu duppee ci gouvernement de transition bi secteur bu Tessit boobu bu ngeen ko déggee nag mu ngi nekk ci digganteem ak Mali ak Burkina Faso ak Niger ni leen ko doon waxee sànq dafa yaatu loolu état bi ngir mu may ko ay gët dafay nekk lu jafe ba waral saa su nekk terroristes yi dañ fay dem di fa amal ay songu di fa faat ay nit ñu bëree bëri fële ca Sierra Leone foofu ñaari nit yu bokk ci takk der yi ñoom la ñu faat démb dañ leen a dóor ba ñu faatu ci ab manifestation bu amoon ca capitale ba di Freetown ay soxna ñoom ñoo génnoon di naqarlu dund gi ni mu chéré foofu ca la jéyee jooju amee gouvernement bi ginnaaw loolu am na ab couvre-feu bu mu annoncé diggante 15h ak 7h du matin maanaam nit ñi duñu am sañ-sañu génn ci mbedd mi. ñu jàll ci tàggat yaram wax ci Afrobasket ñi seen at tolloogul fukk ak juróom-ñett suñu gaynde yu ndaw yi fas yéene jàkkaarloo ak Angola ci kanam tuuti lay doon bu ñaari waxtu jotee ba teg fanweeri simili ngir am place ci demi-finale bi waaye ndaje bi boo moyul nag dina metti loolu suñu digg ak ñooñu ñuy duppee ay Palancas Negras. Mamadou Ndiaye. gannaaw ñetti match ñu am ci ñetti ndam. beneen discipline muy athlétisme Louis-François Mendy moom am médaille d'argent ci 110 mètres et ak chrono 13 secondes 28 waaye nag ñu jàpp ni loolu duñ ko homologué ndax ay mbir yu ca xew Cheikh Tidiane Diaw moom ñu ci indil ay leeral. médaille d'argent ci 110 mètres et teg ci record Sénégal donte homologué wuñu ko mooy performance bi Louis-François Mendy def. athlète Sénégal bi réussir ko ci 13 secondes 28 centièmes muy performance bu tax Sénégal am médaille bu njëkk ci argent ci compétition bi muy jeu de la solidarité yu ñuy amal fële ca Konya Turquie li ci ñuul nag mooy record bi nanguwuñu ko ndaxte dañoo jàpp ni ngelaw li dafa bari woon te loolu daf ci jàpp Louis-François Mendy di confirmer état de forme bi mu nekkee ginnaaw bi mu gagné meeting international de Dakar donte ca mondiaux athlétisme ya amoon fële ca ca États-Unis ci juróom-ñetteelu place bi la mujjee. jërëjëf Cheikh Tidiane Diaw li yëglekaay xëy alxames gi ñu àndi ci ak El Hadj Assane Gueye.
yéene kaay yu ca bari tey xëy Yewwi ak Wallu nañu dàqee ca wet ga HCCT ndax ñàkk gis ñu ne njariñ la observateur ne Yewwi Wallu ànd falax ca wet ga la ñuy def googee kuréel ne duñu bokk ci élection yi jëm ci tànni membre am le mandat ne Bougane Gueye Dany ak waa gëm sa bopp ñëw nañu fekk si leen ci wan ginnaaw gi ñeel HCCT ak wote yi jëm ci fànn woowee ci la tribune gëm sa bopp ne kuréel la gunu fi war a jëlee sax ndax benn amul njariñ ba ca topp koppar yu bari lay jural askan wi le témoin gis ne démb waa Wallu ak Yewwi danoo jël ñaari dogal yu politique lool benn bi ci soofantal gi nu soofantal conseil constitutionnel ne duñu fa yóbbu benn kalaame ndax yàq sa kalaame la ba ca topp mooy wan ginnaaw gi ñeel HCCT ak faluk ay membre am yéene kaay bi ne Khalifa Sall Ousmane Sonko ak ñi nu àndal wane nañu ci lu leer dogoo gi nu bëgg a dogoog la fi woon ba fii ci wàllu doxalin ci yéene kaay bi di l'info Déthié Fall ne mënee su la dund ak waame di inondation gis askan wi méttit wa nuy dund ngay dem di bokk ci élection jëm ci kuréel goo xamante ni genn ak njariñ la amul Cheikh Tidiane Dièye ba tey ci l'info di ko feelu ca naan amul benn sénégalais bu la mën a wax njariñal HCCT fukki milliards ne budget mu ne bari na te mënoon na jariñ askan wi feneen Mamadou Lamine Thiam bu wàllu moom ne am na ñenn ci seeni rang ñu nu bëgg a rocci di leen gerak dig ay poste ci conseil ca boobu HCCT Cheikh Tidiane Youm gis moom ne opposition bi ci boppam fan yi moo delloo ca na mu gën a tuutee ci seen wàllu dayoo ñoom waa nguur gi nga xam ne donte doon nañ dugali njuuj njaaj ci wote yi amuñu majorité Pape Diop moom ana fu mu ca fare loolu mooy laaj bi observateur ne tey moom jiital bokk gis-gis dina leeral kan ba mu bokk yéene kaay bi di bis bi le jour moom mel ni leer na ko naññi ne bëccëg Pape Diop mu ne ca Macky la jëm ginnaaw ab ndaje xalifa bu tedd bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ba mu ñaanal ko moom ancien président bu Sénat noonu it la enquête gisee ndax yéene kaay bi nee na Pape Diop vers le Macky ñu des ak enquête mi jàpp ne coow li yëpp nag PDS ci boppam moo dekkiwaat ñu waat ci digg géew politique bi ci gàttal ñoom waa DN ak ñaar fukk ak ñeenti député ñeenti téeméer ak juróom fukki junni ci xob ak ñetti gox yu ñu teg tànk PDS suqalikuwaat na ca maître Abdoulaye Wade ñu ne mën na waxtaane négocier waat luy raxasaat derab Karim Wade enquête ne bu ñu toppee sax yoon moom Abdoulaye Wade ci boppam moo war a jiite séance bu njëkk bu assemblée nationale ba keroog bis bu ñuy fal président bu bees Mankeur Ndiaye ndax dafay waaje dem ci opposition bépp déet loolu mooy laaj bi direct info def ndax addu gi muy addu fan yi ci lu bari ci wàllu tolluwaay réew mi rawatina politique gi woo na fi fan yi ci ginnaaw président Macky Sall ngir mu dajale acteur politique yeeg société civile bi ngir waxtaan jëm ci luy moytu crise institutionnelle ci Sénégal wane woon na fi it fan yi ci ginnaaw ak meram moom Mankeur Ndiaye bi ñu éliminé liste Yewwi jàppale woon fi it soxna Aminata Tall mi doon song Macky Sall te ñu ne yooyu mandarga yépp kuy waaje dem ci opposition bi lay nuru réseaux sociaux yeeg contrôle gi ci état bi bëgg ak jàppuk ñenn ci waa mafia kàcc le vrai journal mel ni ku naan du yomb ci état bi de contrôle googee ndax donte ak jàppe am na ba tey xëti yéenekaay yi ñu ngi koy détourné ko soppar ñi ci internet bi ca matuwaay ci wàllu yoon it doyul Seydi Gassama ci source a moom la mu gis ci la ñu toppee ku mel ni Ousmane Diagne bu mafia kàcc ne day wasaare xibaar yu wérul mu ne loolu procureur ko fabriqué kese ngir gàntal yëngu yu activiste yi askan wi ak i jafe-jafeem ci wàllu dundin ak nekkin rawatina inondation yi Vox Populi xamal ñu ne président Macky Sall sàkku na ci gouvernement bi beneen programme investissement bu yaatu ngir xeex waame googee laata décembre 2022 sàkku it ci ñu baral jéego yi jëm ci ñaareelu phase programme décennal bu xeex inondation yi 2012-2022 sàkku it ci kaw plan Orsec ñu jëfandikoo moyen yépp ngir manqal askan wi ndox wi féexal leen askan woowee la Soleil xëy tey ne musiba bàbb ku ba ndeke moo leen tiim ak taax yu daanu naka noonu it taax yoo xamante ni yu wóoradi la lu toll ci junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn taax yu wóoradi ñu ngi ci réew mi yépp juróom-benn téeméer ak ñaar fukki ak juróom-ñaar ci Ndakaaru diggante novembre 2021 ak août 2022 lu toll ci fukki bakkan yu ci rot laas moom ñëw yokk ci tiitaange gi ndax nee na ginnaaw Covid-19 am na beneen virus bu feeñ ca Chine tëral na fa fanweer ak juróomi doomu aadama Langia la tudd boobee virus ca ci mala jëm ci doomu aadama lay wàllante jàngoro ji ñu ne melokaani Covid-19 la yor. jërëjëf El Hadj Assane Gueye sant leen yéen itam ci ànd beeg ñun rédaction bi di leen dig daje à partir de 19h incha allah ci xibaar yi ci kanam tuuti di ngeen ànd ak Mamadou Ndiaye ak Mairie Bey ci li xew ci biir internet bi ñu leen di ñaanal ngeen yendu ak jàmm jërë ngeen jëf.